laaj dara bi nangam ñànk la wala dit et cetera laaj ma ko ma tontu leen ci. loolu l'islam lu ñu ci wax. mais loolu par exemple rafetul loolu daganul ci l'islam. laaban baaxul aada voilà loolu suñuy aada ñoo ko doon def mais ça montre quand même que déjà suñuy aada même avant l'islam dañu fonkoon trop jigéen nekk jànq. donc ça veut dire clairement ça donc même avant l'islam kon nag léegi bi islam ñëwee ànd ak sunu aada yi ci principe bi. te mais principe mais même góor dafa war a doon jànq ah bon. xam nga dañu foog ni jigéen rek war a doon jànq rek gis nga ki ma laaj question bi. foofu laa njëkk a coow ak moom dafa ma njëkk a wax ni waaw yaa ngi def ay postes yoo xam ni pour wane góor nu mu war a doxalee mbir sexualité ma ne ko non góor ak jigéen pourquoi ngeen bëgg a jagleel affaire bi góor ñi donc góor tam même jànq góor day doon jànq donc ci islam njaaloo góor lañ ko tere ak jigéen léegi nag question laabaan boobu islam d'accord ci principe bi mais nag niñ koy protocole biñ ci boole. ak culture bi autant pour moi. moom la islam àndul te boobaa ki bëgg a nekk jullit dëgg da ngay kii. wala même xale yu góor yi xoolal affaire takk xale ak même xoolal bis bi lay may jabar ñu def affaire kulun yooyu xoolal. sol sabadoor bañ a sol tubéy affaire kulun yooyu. mooy sax loolu aada la imam loolu tamit aada la affaire kulun ko tuddi affaire kulun fii bu ñu lay may jabar dañ naan demal nga toog ne la bul sol. waaw bul sol tubéy affaire kulun la lan mooy loolu mais loolu da ngay tiit. parce que affaire bi tiit daf cee bari quoi. kon même ko góor ki dañ koy tiital yóbbu fitam moo tax guddi googu du neex. parce que ñaar ñu tiit ñooy ñëw. ñooñu ñu koy stressé wu. te lu ko fi jar benn guddi la ci ay at yu war a ñëw. mais souvent dama koy wax nit ñi pourquoi ñu jël lal bu ko jox boobu dolli yóbbu fit nit ñi non lal ba même jigéen ñi dañuy def erreur boobu xoolal lu ne ñu naan ko lu ne kii di mel ne lal benn yoon lay am ci sëy bi. mais guddi mardi mën na bañ a neex jeudi ci guddi mu neex. c'est vrai. waaw parce que guddi mardi dafa am yu bëri yoo xam ne daa stressé woon wala liggéey bi jàpp lal mooy dernière fi ñu war a mujjee. fi ñu war a mujjee léegi dañ ko bëgg a jiital lal mooy fi ñu war a mujjee mooy déjà suba sa déjà yeewu ngeen juboo ndékki bu bien soxna si tegal la ndékki bu neex déjà nga kontaan ci dem liggéey kontaan ñëw sa dalal la et cetera neewu la déjà gaz bi jeex na. barki démb sa nijaay ñëw na fi tooñ ma et cetera yooyu yëpp et cetera xam ni kon yooyu yëpp bu dalee déjà ngeen juboo ci loolu juboo lal fekk ni juboowu leen déjà. coow li ak ni kër ci kooku bu ngeen demee ci lal bi tamit quel que soit produit yi ngeen utiliser waa ji quel que soit lu mu doon góor day stressé wu dara du dox. waaw ndaw si tamit bu fekkee ni day def semblant mais bëggul la sax xaalis doon wut wala que temps yi am na lu mu la laaj joxoo ko mu bëgg la sanctionner lal bi du neex. nañ bàyyi caaxaan. waaw affaire bi mën na neex jaar yoon. bànneex la bu yàlla bind te yàlla ba mu koy bind jaawalewul juumul mais yàlla mënoon a bind sexualité du ànd ak bànneex. góor ak jigéen sëy nii rek am doom. mais kon koor lay doon kon. voilà yàlla dafa am yërmande xikma léegi mu ne naa leen ci defalaaleel bànneex en même temps aussi bu leen bànneexu mel na ay mala. parce que ay nit ngeen dama leen wormaal. mais imam foofu li ñu naan tout est permis entre jëkkër ak jabar amul. c'est pas tout est permis. waaw loolu tout est permis amul da ci dara. parce que lu ne bu amul lu ne war na am léegi bi ñu naan ci ginnaaw rek ñu baal ma ci kàddu gi. mais tout est permis bu weesoo loolu. d'accord waaw mais en fait c'est très intéressant loolu parce que gis nga déjà tout est permis boobu moo lay wan déjà kon islam réglementé na ko. gis nga lépp loo xam ni réglementé wuñ ko rek dootul nekk lu nite. gis nga bu ñuy wax quelque chose d'humain xam nga souvent da nga koy dégg. il faut que ça soit humain et cetera c'est vrai on peut être des êtres humains sans être humain. être humain mooy nit nga. nii ba pare ji def yëfu mala. wala nga nekk monstre xam nga kooku dañu naan il n'est pas humain xam nga bu ñu la rombee fii sax ngay dóor ko ëpp doole toj ba benn xeer ki dañ naan kii nit la. pourtant nit nga. mais li ñu bëgg a wax mooy. c'est vrai voilà léegi itam même ci wàllu tamit jëflante góor ak jigéen noonu am na foo xam ni buñ ko réglementé wul tam yëfu mala lay doon xoolal déjà pédophilie ak siif yu mel noonu xam nga loolu jëflante la. mais rafetul. xam doo xool rek ne sexualité la mais da ngay du façon bi quand même moo jaadu léegi li ci islam wax mooy ñett la ñu tere bu leer ak yoo xam ne nag dafa am werante question boobu c'est important. benn mooy jigéen sa soxna doo sëy ak moom ma préciser islam xamul ay partenaires ak conjoint islam jabar la xam ak jëkkër. foofu tam agenda LGBT mi ngi koy liggéey lu am solo mooy changer tur yi. waaw partenaire rek mën na doon yow ñu ne la jullit sa partenaire jullit amul partenaire jullit jabar ngay amul a jëkkër. waaw loolu nga xam ñun bu njëkk ba bu ñu nekkee xale xoolal mère bi su rombeeg yow wala mère yi na nga def fekk ngay doog am soxna naka soxna si lañ lay njëkk a laaj. pour wax na ni kooku na nga ko bàyyi xel naka xale yi mais dinañ la mës a laaj ko an naka sa nekkaale. xanaa yooyu léegi la xam. donc léegi
bu gisee mbërëk li ñuy wax les règles te lu ñu fa tere rek mooy nga sëy ak moom am rapport sexuel sinon mën ngeen fóonante yëpp ngeen baal ma wax bi mais xoolal Sénégal yéen ni ngeen mel fàtt nit ñi ba kenn mënatul wax dara lu da nga ciy dolli ngeen baal ma wax bi kan laa tooñu ma kenn li ma wax ngeen jël ma kàddu gi wër ba finalement doo wax dara léegi kon yu mel noonu loolu rek lañ fay tere beneen bi mooy li ñuy wax bu fekkee ni dafa wasin ba pare am na ay fan yoo xam ne du set fan yooyu tamit loolu dañ ko fay tere mën nga def leneen ak moom suñu yaay Aïcha xoolal li ñuy wax ne de tabu de suñu yaay Aïcha ci boppam mooy wax ne yéen sa salam ñëw na ne ma yow jege si ma nga tàngal ma tuuti xoolal ndeysaan waaye dama xaw a sedd suñu yaay Aïcha ne ko maa ngi ci mbërëg yow tamit mu ne ko mbërëg nekkul ci sa yaram nekkul ci say loxo gis nga xoola mu ne mu bokk ci man ba nelaw ndeysaan waaw parce que daf ñuy jàngal yëfu nit léegi loolu mooy troisième bi xam nga loolu kon ci physiologie jigéen la beneen bi nag mooy ci fan la góor war a dugal cëram du ma wax sax baal leen dindi naa ko ma wax ko rek pour ñu ne kii ko yaru la ci jigéen alxuraan da koy wax duxul alxuraan da koy wax voilà mooy warul jaar ci jigéen ci gannaaw maanaam fi muy demee wanag loolu la ñuy wax sodomie pénétration anale sodomisé waaw mais loolu xoolal man su ma ko jàngalul jeunes yi may déglu ñoom ñu dem ci benn YouTube gis ko fa léegi ñoom mën nañ leen wan rek ne lii c'est bien pratique bu baax la ñu koy kañ sax parce que góor jigéen ñi noonu la ñuy def dañ koy kañ léegi suñ leen waxul ne loolu tudd ko mu leer na leen li araam na kon ñun suñu rôle te loolu yan sa salam tudd na ko mu leer bi nga xamee ni nu mu tuddati dafa am ay saxaaba yu ñëw ne ko juif yi ñu dëkkal fi Médine nee nañu ku jaaree jigéen ci gannaaw mais fi muy juree doom jooju day alkook xawma la day laago nangam ñu ñëw wax ko yéen sa salam mu ne waxuñu dëgg xam nga yéen def newu leen man seen wax yooyu bu leen ma ci dugal man taluma yooyu julli war raatal daf ci tontu parce que dafa xam ne loolu dañ ko war a régler mu ne leen waxuñu dëgg waaye nag li aram mooy jaaree jigéen ci fa muy demee wanag te loolu effectivement ku fay jaar jigéen sax mbiru góor jigéen dina la jege waaw moytu rek da nga am vice bi mu ngi noonu moo tax islam aramal ko à part loolu nag mu des nag léegi yenn pratique yoo xam ni xoolal atte bi leerul maanaam am na yenn ulama yu wax ne lii dagan na parce que suñu considéré texte yi liñ ci xam ci ay hadis ak yi ci ulama yi wax dagan na am ñeneen yoo xam dañ naan la non daganul parce que léegi lii loolu nag mooy quatrième dimension mooy léeg-léeg mu am werante boobaa nit ki seetal li la convaincre te nga jàpp ne argument yi doy na la nga doxalee noonu mais en même temps bu mu tax tamit nga jàpp ne absolument sa position mooy position l'islam mais sa préférence te amul dara lu ko contredire de façon catégorique loolu moo tax pratique yooyu ma la doon wax jël cëru góor jigéen moom dugal ko ci gémminam teg ci làmminam nangam am na ulama yoo xam dañu ne loolu xaraam wala am nañu ne baaxul de parce que gémmiñ gi tudd yàlla ak yooyu noonu doo ko teg man mi wax naa ko ñu ne ma non Oustaz Alioune Sall neen dagan na ma ne non Oustaz Alioune Sall sama la xam naa ko kon daganul Oustaz imam man leen non li may bañ mooy indi argument ngeen may tuddal nit islam du fonctionner noonu Oustaz Alioune Sall du moom mooy l'islam moom day gëstu l'islam wax lam ca xam ak la ko doy ci question boobu la ko doy la wax mais du Oustaz Alioune Sall mooy araamal ji daganal vous êtes d'accord avec moi ni moi man par contre dama bind benn poste daal ne par précaution ci droit islamique yu mel nii mieux vaut moytu ko parce que am na ñu ne araam na am na ñu ne lu ñu cible makruh la am ñu ne dagan na parce que amul lu leer lu ko tere mais aussi am na ay feebar yu ci mën a bàyyi ko parce que mycose gémmiñ dafa gaaw a am microbe yu jógee ci cëru góor wala ci cëru jigéen léegi kon am na tam jigéen yoo xam ne loolu jekkuwuñ ko bëgguñ ko dañ ciy am problème ak seen borom kër parce que dañ ko séexlu wala nangam kon raisonnement moo ma intéressé man mais pas ngay wax ñu ne la non diw moom nee na diw amul kenn koo xam ne mooy araamal di daganal ci l'islam lu dul les sources kon amu ci lu leer daal ñi d'accord nañ ci ñi d'accorduñ ci effectivement waaw léegi man dama bokk ci ñi nga xam ni d'accorduñ ci waaye oustaz ñun dañoo dégg génération bés dañ naan lépp li bëggal sa soxna wala lépp li bëggal borom kër gi rek dañ naan ba mu des ñett yi nga lim ñu dégg donc comme lënt boobu am non loolu mën na bañ doon lënt sax yaa imam mën na bañ doon lënt
yemul sax ci loolu rek xoolal lënt bi yemul rek ci question boobu am na yeneen pratique xam nga xool àddina nu mel léegi am na yeneen pratique yoo xam ne mën na am lënt boobu am na yeneen pratique yoo xam ne mën na am boobu lënt xam nga pratique sexuelle amul fu mu yem mën na am yeneen pratique yoo xam ni am na boobu lënt man temps yi la gis dégg naa benn prêtre nigérian xaw ma muy condamné lu mel ni dama ci yem nii rek quoi moom tam mu naan wëy man léegi jeunes yi dañuy ñëw église di ma wax damay def lii ak sama soxna nangam après mu ne na ngeen def attention ngeen bàyyi ma ne bon baax na rek parce que voilà xam nga tamit ñu ngi commencé ëppal mais en même temps tam bu ñu araamal lu islam araamal loolu islam araamul ok mais ki nga xamante ni tamit dafa nekk ak soxnaam borom kër gi nemmeeku ne comme ni ma ko waxee sax ku góor ki nemmeeku ne ku jigéen ki ne fi ñu toll nii daal ku jigéen ki moo nemmeeku ne ku góor ki dafay sëy ginnaaw wala góor jigéen la pour wax ci tur noonu ndax dafay divorcé wala nu muy def ça dépend ça dépend. bu nemmee ko ne borom këram gi daal dafay sëy ginnaaw wala sax boo góor jigéen la dafay divorcer wala naka lay def. cas par cas c'est-à-dire que ni d'abord il faut que mu am firnde yu leer. ci loolu muy wax par exemple soo nee sa jëkkër góor jigéen la imam bi du la rek waaw d'accord ñaanal baat mais day laaj say firnde ci loolu est-ce que parce que am na benn waay bu fi ñëw tout le temps. rek tax nga wax ne góor jigéen la man mës nañu wax cas bu triste ndeysaan bu mel noonu bu xaw a mel noonu boo xam ni ki ma ko wax daf ma ne kooku jarbaatam la da ci doon waxtaan ak moom bay jooy ma ko ne am na benn sama xaritu jëkkër boo xam ni par guddi rek la fiy ñëw mais dañuy nekk ci salon bi di waxtaan ba finalement fa la ñuy fanaan du ñëw kooku bu fi ñëwee moom du fanaan si néeg bi loo xam nga loolu doy na waar léegi da ngay waxtaan ak moom ba xam firnde yi ci am bu dee par exemple ki nga xam ne ndaw si nga xam ne par exemple dafa ne sama jëkkër dafa bëgg a séeg man fi may demee wanag kooku tamit nga ne ko est-ce que mës na ko def mu ne la waaw nga ne ko waxtaan ngeen ci ba nga dajal lépp après léegi boo paree foofu li may faral di wax souvent ñii ñëw di ma consulter et cetera man ne léegi nag islam wax la bu fekkee ni loolu àtte l'islam daf cee leer ne lu xaraam la léegi nga wax ko ni na loolu dakk bis ni ki tey wala ma génn ci sëy bi bu dakkee baax na bu génn ci sëy bi mu corriger bu dakkul am nga droit génn ci sëy bi parce que loolu bokkul ci li l'islam tëral ne moom la jigéen war a seq ak jëkkëram donc cas par cas la il faut faire très attention parce que nekk rek ak ni ñu koy jëlee il faut faire très attention xam nga lu tax parce que des fois mer ak jéppi nit ki ak ay règlement de compte mën na tax nit ki joxee la version bi anam boo xam ni mën na bañee demee noonu wala loo xam ni niveau soupçon la bokkul ak niveau certitude donc loolu il faut imam bi ki ñu consulter mu def ndànk waaw bu baax déglu ba pare tamit consulter bu yàggul ba ki dee mu xam rek am na benn jeune fille boo xam ni version bi ma proposé bi ma demee di ko laaj ba ci digg ba dama ko ni fi mu nekk ñi nag fii laa yem ak yow li ki des yëpp léegi nag waxtaan ceeg say kilifa parce que da nga dem ba foo xam ni mën nga wax nit ki loo xam ni da ngay sentir ne am na lu des lu mu la waxul wala loo xam ni mën nga ci def erreur d'interprétation mais cas par cas la mais amu ci benn bu islam ragal bu ci cas bu ci nekk islam joxe na ci àtte mais na leer ba nga xam ne dossier bi lii la léegi nag nga jox ndaw si orientation wala waa ji orientation su laajee tam médiation nga def ko mi affaire bu compliqué parce que dañ ko jàppee comme sujet tabou moo tax xam naa du yomba saafara fi ci Sénégal. waaw ñaar lañu war a éviter def ko tabou mooy seexlu ko bañ cee wax te nee naa li alquran wax yaakaar naa xool ñu koy jullee est-ce que xam nga ay wax diggante jëkkër ak jabar dañ koy tari di julli. kon ku jàpp ne dañ koy tari di julli de kon ne ku jàpp ne dafa nekk lu seexlu kii kon nag yaa gën a seexlu yàlla xanaa moom mi ci wàccee alquran xoolal Jibril jógee ba ci asamaan ñëw daan na yéen ak seen jabar naan nga gis benn waaye Ablaye Ndiaye toog fee naan non man affaire boobu te loolu ku nekk il faut nga jëm ko lijjanti ah oui à partir de la puberté loolu day jóg ci yow di yëngatu ci yow foog nga seet na koy lijjantee kon nag soit ñu wax la proprement nii nga koy lijjantee wala nga lijjante mais le fait que imam tamit léegi ñu bëgg jël say résumé ko ci sexualité kon bul def tabou loolu tamit kon nañu moytu affaire tabou la mais niñ koy waxtaanee mooy question mais du question tabou nuñ koy waxtaanee mais duñ ko waxtaanee comme UNESCO li ñu bëggoon wax éducation sexuelle complète ñoom ñoo ñuy complété suñu nee naa leen buñ ko ne UNESCO dinañu wax kilote yi ñu war a sol ñun bu ñuy tëddee mais le fait que imam en même temps tam xaabaabal bi tam ubbi ko tamit ba nit ki def lu ne
ci turu l'islam araamulu ko def attention. le fait que ñu bëgg a jël sëy résumé ko ci sexualité ba bu ñu di gis jigéen bu ñu koy waaj a maye sax ñu ngànnaay cuuraay lañ koy jox ku nekk góor ki tamit koppam li ñu koy yebee defal ni ndaw si na lekk le fait que daal mu mel ni benn combat boo xamante ne ñoom ñaari mbëru jëm làmb jëlañ erreur la moo tax nee naa la guddi googu guddi stress lay mujj doon te guddi bànneex la war a doon comme ni ma la koy waxee itam ci cérémonie yi tey ngénte occasion la waroon doon dajale njaboot bi mbokk yi ak xarit yi mais léegi fu muy mujjee ay gaarawaale ay jooy ak suba sa maa ngi nii desewu ma dara nangam ak nangam takk jabar itam xoole fitna bi ci am li ma tuddee woon keroog dot ostentatoire waa ji benn 200 000 lay joxe tantay ndaw si ak ñoom dolli ci 5 millions wër ci mbedd yi di wax ne waa ji kii ne moom la ñuy sagal te seen bopp la ñuy sagal yooyu yëpp lu ko fi jar léegi nag tamit guddi noos normalement noos la même ci définition bi noos maanaam guddi gi nga xam ne dañ la indi sa soxna da nga ko war a accueillir xoolal dalal xelam réceptionné ko yoon sasal moom bu ñu doon indi soxna xoolal dafa ñëw waxtaan ak moom teg ko loxo jox ko meew mu naan et cetera donc après mu jeex nit ñi dem seen yoon mais organiser sëyu jëkkër ak jabar guddi ga nit ñi toog di ronde fajar bi ku nekk di laajte bàjjen ni gaaw dugg ci néeg bi di vérifier stress bi waa ji tamit mi ngi naan yàlla na ma normal guddi gi moom tamit di seet comme ni nga ko waxee copain naan ko boy na dëgër guerrier nga et cetera man gis am na ñoo xam ne sax presque dañuy daw dañuy dem jëli kaay booy sa soxna et cetera ndaw si tamit dañ koy wane da nga war a dékku waa ji parce que dañ koy wane tamit waa ji borom doole la buy ñëw dal ci sa kaw jigéen nga da nga koy dékku jigéen day muñ ba nga xam ne xoolal bu mettee ci yow sax doxal normal forcé rek dem ci wanag bi ñëwaat mais bul wane dara ni kii et cetera te fekk mën na am ay douleur yoo xam ni sax day wane ni wérul am na déchirement wala dara nga xam ni kon loolu jëkkër ji discrètement dafa war a ànd ak moom sax dem hôpital xool parce que am na fu muy toll ci douleur wala kii da ngay xam ni kon am na loo xam ni bokk ci et cetera donc jigéen itam seen hymen bokkul am na si ñoo xam ni mën nga sëy ak ñoom ci guddi gi ci nuit de noces daanaka duñ am sax saignement parce que loolu dafa gën a nuñ ko mën a waxee yëmbax nuñ ko mën a waxee noonu ci wolof ak ñoo xam ni seen bos moo gën a serré lu ndaw lu leen laal mu dereetal yooyu yëpp soo ko tegul ci xam-xam ak sago mais surtout nag ci cofeel ak ñeewental kii sa soxna la bul fi yàkkamti dara bul fi jaay doole na lépp nooy jaar yoon waxtaan na nooy daal na nooy nepp mais affaire guerrier boobu ñu ko def erreur la nañ corriger loolu vraiment laaj na ay jàngat vraiment yaa ngi joxe cours bu am solo parce que Touda mi ngi may suivre mi ngi may envoyé message mi ngi suivre émission bu baax a baax moom question yi daf koy amal solo daf koy intéressé waaw daf ci jégal ma bu amee lu ci choqué nit ñi mais non débat bu am solo la vraiment débat bu am xam naa temps bi rek la ñuy bañ gën a surtout bu ñu fàtte dara la plupart des Sénégalais maintenant sont des jeunes de moins de 30 ans dëgg la suñu leen orienté wul ci lii ñoom danañ dem nee naa la dinañ ko seeti de xale bu am puberté muy góor mu jigéen day commencé toppatoo loolu dëgg la parce que loolu day nekk ci moom yeewu ci moom ñu commencé di ko waxtaanee seen biir keroog man am na benn soxna su baax ndeysaan ñuy waxtaan keroog mu ne ma cey imam ne suñu doom yi war nañu gën a taxaw ci seen yar léegi ma ne ko mu ne ma sama doom bu jigéen fekk man xaw naa tiit sax foog naa njaaxum heureusement mu ne ma doomam bu jigéen am 13 ans rek ñëw taay di ko wax ni yaay man ba tey amaguma sama règle lu tax mu ne ko lu tax mu ne beneen copine moo ko ne man gis naa samay règle sama yaay nee na ma lii yaay def lii laay def ma ne ko c'est normal wax la léegi wax ko orienté ko et cetera mu xam ne muy toppatoo boppam nga wax ko tamit na xam ne léegi mën na am doom comme ça góor ñi mu def attention et cetera mais suñu waxtaanul ak ñoom ci question yi mais dañ ciy waxtaan ñoom léegi xale di yar moroomu xale jigéen bu am 13 ans bëgg a yar beneen xale bu am 13 ans benn gosse bu dëgër fit bu am 16 ans naan beneen booy waaye booy soo dee géree nga ñu dem fële naa booy parce que boo amee 16 ans war nga mën a ñeme yàq leen ci mbedd yi yàq leen ci ay kii pourquoi parce que orienté wuñu leen kon question boobu nañ bàyyi di ko def tabou wala di ko seexlu nañ bàyyi tamit di ko xaabaabal mais nañ ko teg ci équilibre l'islam rek de façon générale mi lu am solo ci équilibre islam de façon générale imam bàyyi la nga def sa Sunugal 24 nag par exemple comme ñoom yéen vous êtes ouvert d'esprit am ay kii pédagogique mais pourquoi du ngeen xalaat lu mel ni ay adulte góor ak jigéen adulte yu ñu xam yu dal yoo xam ne dañ koy waxtaane voilà ci yoon xale yi di ko dégg di ci jàng parce que am na ñeneen ñu koy waxtaane neneen nga baal ma jeexale foofu rek je crois que démb rek maa ngi dégg xaw ma ban kii benn femme muy wax ne dee leen nu mu tuddati lu mu ko waxatee encore dee leen yéen jigéen ñi dee leen appel vidéo seen jëkkër taatu neen
loolu doy na waar de. ngeen baal ma wax mi mais comme noonu la ko waxee ma wax ko mais démb rek ma ne waa baax na. loolu doy na waaw moo tax tamit suñu waxul nit ñi li ñu leen war a wax xam nga loolu c'est dangereux. dinañ ci bàyyi xel parce que loolu mën na jaar wax ni moom vraiment keneen mën na capter image bu yi sax dee après. yàgg sa jëkkër amul problème. mais bu fekkee ni loolu da nga ko jàllale. par appel vidéo mën na jaar fu nekk. te gis nañ fi sax ay scandale temps yële gis nañ fi dans la presse benn jigéen boo xam ni la ma doon seq jëkkëram nekkee am na lu mu ci doon filmé. après mu gis ko ci mu génne réseau yi. waaw gis nga. mais imam foofu taxaw naan Sénégalais imam foofu balaa mel nangam dugg loolu est-ce que loolu conseil bu rafet balaa ngaa tëj am nañu jàpp ne ñaar way dencante kenn waru gis sa awra morom bu ñuy sëy. non loolu dara terew ko donte woon sax nee nañ du xorma daal war nañ gis da ngaa war a fay lampe te léegi xale fayatuñu lampe yi loolu tamit beneen mbir la de. waaw man de ci sama xalaat bopp man même ci tubaab sax xam nga lu ñu doon def ah dañuy taal lampe bu moins ah. veilleuse waaw bu njëkk ba ay veilleuse amoon. ndax war ma. léegi xale amatuñu veilleuse. voilà man yaakaar naa loolu baax na. veilleuse bi ak dara. ah wala xoolal léegi nag nu ngeen mel ci veilleuse bi ak ci